صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدام يا غائس البحر للأسلاف عندي يا أسداف بها درة أعلى من الجلام وصليا يا إلهي وجزيا أنا محمدنا المختار في القدام محمد النور عبد الله شيبة هاشم وعبد مناف مقسيهم وصليا يا إلهي مودم القاي محمدنا المختار في القدام كلاب مرة كعب والوي وغالب وفهر ومالك نظر الكرام وصل amaloon fi CDD pour waajal bés bu mag muy gàmmu annuel bi nga xamante ne bii dañ ko amal fii ci dëkk bu tedd bi mu war a am le 18 janvier incha allah tey jii nag ñu ñëwoon fii ci wetu suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Sidi Ahmed ànd ak moom liggéey bi waaye tam ak mboolem njabootu Seydi Hadji Malick bi fi nekk comité d'organisation bi ak mboolem service technique yi nga xamante ne bii ñoo ëpp tey jii fekk nañ liggéey bu am solo bi di fekk li waxe sunu ziar ak sunu nuyoo jëmee ko ci xalifa bu tedd bi sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu Seydi Hadji Malick rawatina sëñ Maodo Sy Dabakh ak ñëpp liggéey bi nag yaakaar naa sëñ bi sant yàlla rek moo ci war ndax amal nañ ko ci anam yu mucc ayib ci waxtaan ak comité d'organisation bi ci lépp loo xamante ne bii lu ñuy soxla la mu jëm ci bis boobu ak lépp loo xamante mooy tax bis bi mën a ñoŋ ni mu waree kon nag liggéey boobu nag yomb na ndax dañ ko waajal bu baax a baax ci diggante comité d'organisation bi ak aussi administration bi ci ñu gën a yeesalaat maanaam soxla yi mën ko jox service avant ñuy ñëw ñu indaale ko moo tax waxtaan wi xëy na yomboon na jàppandi na liñ fi gis nag vraiment dégg ko fi ci ay engagement lu dal xel la lu jar affaire njort la bu baax te itam mu mel ne secteur yi aussi bàyyiwuñ benn secteur yëpp ñëw nañ te mën naa ci insister ci yenn secteurs yu clé yi nga xamante ne bi tey ji boo jëlee lu mel ne wàllu wér-gu-yaram nga xam ne balaa ngaa tal dara da ngaa wér loolu taxaw nañ ci bu baax a baax a baax ci lépp loo xamante ne bi ay matukaay la yu ñu war a jël ànd ko commission bi yore wàllu santé bi ci comité d'organisation bi loolu yëpp waxtaan nañ ci moo xam ci garab yi ñu war a yokk la moo xam ci wàllu postes médicaux avancé la ba ci sax journée médicale gratuite de consultation médicale gratuite bi nga xam ne war nañ ko def loolu yëpp waxtaan nañ ci ak it maanaam ni ñu war a renforcer personnel médical bi yooyu bàyyiwul ci dara soo jëlee wàllu sécurité tamit moo xam li gendarmerie gàlloo wala sapeur pompier ci wàllu yokk effectif yi ba nga xamante ne bii maanaam ñi fiy ñëw dinañ mën a gàmmu ci ànd ak sécurité loolu yëpp waxtaan nañ ci ak si nga xam ne yëpp dafa jëm ci Diacksao rawatina diggante Pire ak Diacksao jalonnement bi ak lépp loo xamante ne bii laaj na ko loolu gendarmerie dina ci taxaw taxawaay bu mucc ayib
noonu lañ ko toppee ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu set, moo xam li service d'hygiène gàlloo wala li ONAS gàlloo wala li Sonaged war a def, loolu yëpp taxaw nañ ci. kenn ku nekk jël nga engagement ci ne li nga war a def incha allahu xëy na day ëpp waaye du manqué li nga xamante ne bii moom la comité bi di xaar ci yow. noonu lañ ko toppee aussi lu mel ne wàllu Sénélec, nga xam ne aussi loolu dafa am solo ndax courant tamit ci la lépp di dox. ñoom tamit ànd ko aussi la municipalité de Koul, le maire Modou Fall teew fi. ñooñu tamit dinañ jël matukaay yëpp ci wàllu entretien réseau bi, waaye tamit soppi lépp li nga xamante ne bii ay lamp la yoo xamante ne bii daf fi nekk ñu war koo defaraat. loolu dinañ ci taxaw bu baax ba ci ay groupe électrogène, ak it fexe ba jiiru gàmmu gi ay fan lu jiitu ak ay fan lu ci topp ñu mën koo fexe ba li ñuy naan délestage, maanaam coupé courant, ñu mën ko fi fexe ba du fi am. yooyu yëpp kon waxtaan nañ ci. ki fi teewal Sénélec aussi jël na ay engagement, le maire aussi dina ko jàppale ci loolu yëpp. wàllu ndox mi tamit noonu lañ ci taxawee ci li ñu soxla ci ay camion citerne, ak it lépp loo xamante ne bi day gunge comité d'organisation bi ci wàllu dooleel forage bi, ak maanaam ak ci saytu sax ndox mi nga xamante ne bii moo ciy jógee. loolu yëpp aussi vraiment waxtaan nañ. bàyyiwuñu sax ba ci réseau téléphonique bi nga xamante ne bii xam nañ ne mbooloo mu bari ñooy daje fii ci jamonoy gàmmu gi. war nañ fexe ba ci wàllu communication téléphonique wala wàllu connexion réseau internet. loolu yaakaar naa ne ki fi teewal Sonatel joxe na ci ay gage, maanaam ay garantie yoo xamante ne bii vraiment tax na suñu xel dal bu baax. kon nga xam ne bàyyiwuñu fenn, bàyyiwuñu dara ba ci wàllu service commerce, ci wàllu contrôle prix yi, waaye surtout aussi fexe ba denrée yi ñuy soxla aussi ci dëkk bi ak gàmmu gi, loolu yëpp dara bañ ci manqué. loolu bàyyiwuñ ci dara ba ci sëñ bi napp mi sax yaakaar naa waxtaan nañ ci eaux et mi ngi nii àdduna ci teg leen ci yoon boo xamante ne bi li ñu soxla yëpp ci wàllu mat ak yooyu dañ ko mën. loolu daal sëñ bi ci tënk daanaka moo fi ruuse ci jataay bi. loolu yëpp nag doon loo xamante ne bi dañ koy topp, maanaam di ko suivre ci supervision wu sous-préfet bi nga xam ne moom laa dénk maanaam coordination action yi entre les différents services, ak aussi entre les services ak le comité d'organisation, pour que lépp ñu mën di yëkkateendoo di tegandoo. loolu dafa am solo ci wàllu organisation ak harmonie bi nga xamante ni bi waaye daal fi mu toll nii sëñ bi xanaa dolli ñaan rek, waaye xel dal na ci bis bu mel nii nga xamante ni bi képp ku ci jëf aussi dama jàpp ne da nga war a sant yàlla, ndax sa bopp ngay jëfal, ndax barkeelu la, ndax ku tedd ku mel ne tey jii ki sanc fii mu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu, ak li mu fi def lépp ak lépp li nga xamante ne bii Diacksao symbolisé na ko. loolu ku ci jëf sant yàlla moo la wax. doom bi ko dëgg tamit ma abasi da baax tamit ñëw fii samp fi nekkal ko fi, ak li mu fi def lépp ak li xew fii yëpp ci Diacksao. kon ku ñëw Diacksao sax da nga war a sant yàlla. ba tey jii yéen ñii tey jii suñu jëw leen poussé bi tamit mu dee macha allah yal na yàlla dëgëral seen taxawaay bi lépp. loolu daal liñ bëggoon wax di santaat di leen aussi indil sant kilifa yi gouvernement bi yëpp, aussi le gouverneur de la région de Thiès di bàyyi xel lépp lu jóge fii tam war a àgg ca kaw ñu mën cee taxawaay bi loolu laa bëggoon wax di sant bu baax di gërëm en France. Voilà, donc je voudrais simplement exprimer toute ma satisfaction suite à la tenue de cet important CDD qui a eu lieu ici à Diacksao même, et consacré à la préparation du Gamou annuel de Diacksao. La satisfaction est tirée donc de la teneur des échanges qui ont eu lieu entre le comité d'organisation et les services techniques, mais également les engagements hardis qui ont été tenus par chacun de ces chefs de service, chacun en ce qui le concerne. Donc nous sommes sortis de cette rencontre optimiste, mais aussi
en tout cas très optimiste en ce qui concerne la réussite de cet important événement qui est prévu, rappelons-le, le 18 janvier prochain. Et dans nos travaux, aucun service n'a été donc laissé en rade. Nous sommes arrêtés longuement sur le secteur de la santé, par exemple, en parlant des postes médicaux avancés, mais également de la dotation en médicaments, sans oublier bien entendu l'organisation des journées médicales, de consultation médicale gratuite qui vont se tenir ici, et donc à Diacksao. Le secteur également de la sécurité, en tout ce qui le concerne, a également beaucoup attiré notre attention, compte tenu de la dimension très stratégique de la sécurité. Et là également, la gendarmerie nous a rassurés en termes de mobilisation d'effectifs suffisants pour pouvoir tenir tous les points sensibles, notamment le jalonnement entre Pire et Diacksao, mais également la surveillance des parkings et donc tous les points qui nécessitent une présence des postes de sécurité. Les sapeurs-pompiers également ont abondé dans le même sens. Le secteur de l'hygiène, de l'assainissement, du nettoiement également a été vraiment épluché. Donc là aussi, les engagements venant du service d'hygiène, de l'ONAS ou également de la SONAGED nous ont vraiment rassurés par rapport à ces points-là. La Sénélec également nous a donné toutes les garanties nécessaires. D'abord pour la mise hors de l'étage de la zone avant, pendant et après l'événement, mais également la mobilisation des groupes électrogènes, y compris également l'entretien du réseau, l'extension. Et là aussi, la Sénélec va joindre ses efforts avec la municipalité, ici représentée par M. le maire Modou Fall, pour en tout cas répondre aux sollicitations du comité d'organisation. Le secteur de l'eau également a été traité avec beaucoup de rigueur, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour un approvisionnement correct et suffisant en eau. Et là, ça passe naturellement par le renforcement du forage existant, mais également la mobilisation de camions citernes qui vont venir donc en appoint donc à l'existant. Donc c'est comme ça qu'on l'a poursuivi pour l'ensemble des secteurs, y compris même la couverture en réseau téléphonique avec notamment la Sonatel et également la connexion Internet qui sont des outils importants pour la couverture du Gamou. Je crois que ces points-là également ont beaucoup attiré notre attention. Pour dire que, comme je l'ai dit, nous sortons de cette rencontre vraiment très confiants, très rassurés quant à l'organisation dans de bonnes conditions de cette la 26e édition du Gamou annuel de Diacksao. Je voudrais donc remercier les uns et les autres et encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, vous demander de bien vouloir transmettre nos ziyaras et nos salutations au Khalife général de Tidiane Sy Babacar Sy Mansour, à Serigne Maodo Sy et à l'ensemble de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Je remercie tout le monde, sans oublier bien entendu la presse qui nous a accompagnés depuis ce matin. Merci. Diacksao amaloon fi CDD pour waajal bés bu mag muy gàmmu annuel bi nga xamante ne bii dañ ko amal fii ci dëkk bi tamit mu war a am le 18 janvier incha allah tey jii nag ñu ñëwoon fii ci wetu suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Sidi Ahmed ànd ak moom liggéey bi waaye dem ak mboolem njabootu Seydi Hadji Malick bi fi nekk comité d'organisation bi ak mboolem service technique bi nga xamante ne bii ñu ëpp tey jii fekk nañu liggéey bu am solo bi di fàttaliwaat rek suñu ziyaare ak suñu nuyoo jëmee ko ci xalifa bu tedd bi Serigne Babacar Sy Mansour
di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu Seydi Hadji Malick rawatina sëñ Maodo Sy Dabakh ak ñëpp. liggéey bi nag yaakaar naa sëñ bi sant yàlla rek moo ci war ndax amal nañ ko ci anam yu mucc ayib ci waxtaan ak comité d'organisation bi ci lépp loo xamante ne bii lu ñuy soxla la mu jëm ci bis boobu ak lépp loo xam mooy tax bis bi mën a ñoŋ ni mu waree. kon nag liggéey boobu nag yomb na ndax dañ ko waajal bu baax a baax ci diggante comité d'organisation bi ak aussi administration bi ci ñu gën a yeesalaat maanaam soxla yi mën ko jox service yi avant ñuy ñëw ñu indaale ko moo tax waxtaan bi xëy na yomboon na jàppandi na. liñ fi gis nag vraiment dégg ko fi ci ay engagement lu dal xel la lu jar affaire jot la bu baax te itam mu mel ne secteur yi aussi bàyyiwuñ benn secteur yëpp ñëw nañ te mën naa ci insister ci yenn secteurs yi clé yi nga xamante ne bi tey ji boo jëlee lu mel ne wàllu wér-gu-yaram nga xam ne balaa ngaa tal dara da nga wér loolu taxaw nañ ci bu baax a baax a baax ci lépp loo xamante ne bi ay matukaay la yu ñu war a jël ànd ko commission bi yore wàllu santé bi ci comité d'organisation bi loolu yëpp waxtaan nañ ci moo xam ci garab yi ñu war a yokk la moo xam ci wàllu poste médicaux avancé la ba ci sax journée médicale gratuite de consultation médicale gratuite bi nga xam ne war nañ ko def loolu yëpp waxtaan nañ ci ak it maanaam ni ñu war a renforcer personnel médical bi yooyu bàyyiwuñ ci dara. soo jëlee wàllu sécurité tamit moo xam lii gendarmerie gàlloo wala sapeur pompier ci wàllu yokk effectif yi ba nga xamante ne bii maanaam ñi fiy ñëw dinañ mën a gàmm ci ànd ak sécurité loolu yëpp waxtaan nañ ci axe yi nga xam ne yëpp dafa jëm ci Diacksao rawatina diggante Pire ak Diacksao jalonnement bi ak lépp loo xamante ne bii laaj na ko loolu gendarmerie dina ci taxaw taxawaay bu mucc ayib. noonu lañ ko toppee ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu set moo xam li service d'hygiène gàlloo wala li ONAS gàlloo wala li Sonaged war a def loolu yëpp taxaw nañ ci kenn ku nekk jël nga engagement ci ne li nga war a def incha allah xëy na day ëpp waaye du manqué li nga xamante ne bii moom la comité bi di xaar ci yow. noonu lañ ko toppee aussi lu mel ne wàllu Sénélec nga xam ne aussi loolu dafa am solo ndax courant tamit ci la lépp di dox ñoom tamit ànd ko aussi la municipalité de Koul le maire Modou Fall teew fi ñooñu tamit dinañ jël matukaay yëpp ci wàllu entretien réseau bi waaye tamit soppi lépp li nga xamante ne bi ay lampe la yoo xamante ne bi daf fi nekk ñu war koo defaraat loolu dinañ ci taxaw bu baax ba ci ay groupe électrogène ak it fexe ba diiru gàmm gi ay fan lu jiitu ak ay fan lu ci topp ñu mën koo fexe ba li ñu naan délestage maanaam coupure courant ñu mën ko fi fexe ba du fi am yooyu yëpp kon waxtaan nañ ci ki fi teew Sénégal aussi jël na ay engagement le maire aussi dina ko jàppale ci loolu yëpp. wàllu ndox mi tamit noonu lañ ci taxawee ci li ñu soxla ci ay camion citerne ak it lépp loo xamante ne bi day gunge comité d'organisation bi ci wàllu dooleel forage bi ak maanaam ba ci saytu sax ndox mi nga xamante ne bi moo ciy jógee loolu yëpp aussi vraiment waxtaan nañ bàyyiwuñ sax ba ci réseau téléphonique bi nga xamante ne bi xam nañ ne mbooloo mu bari ñooy daje fii ci jamonoy gàmm gi war nañ fexe ba ci wàllu communication téléphonique wala wàllu connexion réseau internet loolu yaakaar naa ne ki fi teewal Sonatel joxe na ci ay gage maanaam ay garantie yoo xamante ne bi vraiment tax na suñu xel dal bu baax a baax kon nga xam ne bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu dara ba ci wàllu service commerce ci wàllu contrôle prix yi waaye surtout aussi fexe ba denrée yi ñuy soxla aussi ci dëkk bi ak gàmm gi loolu yëpp dara bañ ci manqué loolu bàyyiwuñ ci dara ba ci sëñ bi matt mi sax yaakaar naa waxtaan nañ ci posé pare mu ni àdduna ci teg leen ci yoon boo xamante ni bi li ñu soxla yëpp ci wàllu mat ak yooyu dinañ ko mën a loolu daal sëñ bi ci tënk daanaka moo fi ruuse ci jataay bi loolu yëpp nag doon loo xamante ni bi dañ koy topp maanaam di ko suivre ci supervision wu sous-préfet bi nga xam ne moom laa dénk maanaam coordination action yi
entre les différents services ak aussi entre les services ak le comité d'organisation pour que lépp ñu mën di yëkkateendoo di tegandoo loolu dafa am solo ci wàllu organisation ak harmonie bi nga xamante ni bi nga laaj waaye daal fi mu toll nii sëñ bi xanaa dolli ñaan rek waaye xel dal na ci bis bu mel nii nga xamante ni bi képp ku ci jëf aussi dama jàpp ne da nga war a sant yàlla ndax sa bopp ngay jëfal ndax barkeelu la ndax ku tedd ku mel ne tey jii ki sanc fii mu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ak lim fi def lépp ak lépp li nga xamante ni bi Jaksaaw symbolisé na ko loolu ku ci jëf sant yàlla moo la woon doom bi tedd ko tamit ma Abdou Aziz Dabakh tamit ñëw fii samp fi nekkal ko fi ak lim fi def yëpp ak li xew fii yëpp ci Jaksaaw kon ku ñëw Jaksaaw sax da nga war a sant yàlla ba tey jii yéen ñii tey jii ñu dégg leen poussé bi tam mu réer macha allah yal na yàlla dëgëral seen taxawaay yi ñëpp loolu daal liñ bëggoon wax di santaat di leen aussi indil sant kilifa yi gouvernement bi yëpp aussi le gouverneur de la région de Thiès di bàyyi xel lépp lu jóge fii itam war a àgg ca kaw ñu mën cee taxaw taxawaay bi loolu laa bëggoon wax di sant bu baax di gërëm en France. Voilà, donc je voudrais simplement exprimer toute ma satisfaction suite à la tenue de cet important CDD qui a eu lieu ici à Diacksao même et consacré à la préparation du Gamou annuel de Diacksao. La satisfaction est tirée donc de la teneur des échanges qui ont eu lieu entre le comité d'organisation et les services techniques, mais également les engagements hardis qui ont été tenus par chacun de ces chefs de service, chacun en ce qui le concerne. Donc nous sommes sortis de cette rencontre optimiste, mais aussi en tout cas très optimistes en ce qui concerne la réussite de cet important événement qui est prévu, rappelons-le, le 18 janvier prochain. Et dans nos travaux, aucun service n'a été donc laissé en rade. Et nous nous sommes arrêtés longuement sur le secteur de la santé, par exemple, en parlant des postes médicaux avancés, mais également de la dotation en médicaments, sans oublier bien entendu l'organisation des journées médicales, de consultation médicale gratuite qui vont se tenir ici, donc à Diacksao. Le secteur également de la sécurité, en tout ce qui le concerne, a également beaucoup attiré notre attention, compte tenu de la dimension très stratégique de la sécurité. Et là également, la gendarmerie nous a rassurés en termes de mobilisation d'effectifs suffisants pour pouvoir tenir tous les points sensibles, notamment le jalonnement entre Pire et Diacksao, mais également la surveillance des parkings et donc tous les points qui nécessitent une présence des forces de sécurité. Les sapeurs-pompiers également ont abondé dans le même sens. Le secteur de l'hygiène, de l'assainissement, du nettoiement également a été vraiment épluché. Donc là aussi, les engagements venant du service d'hygiène, de l'ONAS, mais également de la SONAGED nous ont vraiment rassurés par rapport à ce point-là. La Sénélec également nous a donné toutes les garanties nécessaires. D'abord pour la mise hors d'étage de la zone avant, pendant et après l'événement, mais également la mobilisation des groupes électrogènes, y compris également l'entretien du réseau, l'extension. Et là aussi, la Sénélec va joindre ses efforts avec la municipalité, ici représentée par M. le maire Modou Fall, pour en tout cas répondre aux sollicitations du comité d'organisation. Le secteur de l'eau également a été traité avec beaucoup de rigueur, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour un approvisionnement correct et suffisant en eau. Et là, ça passe naturellement par le renforcement du forage existant,
mais également la mobilisation de camions citernes qui vont venir donc en appoint donc à l'existant. Donc c'est comme ça qu'on l'a poursuivi pour l'ensemble des secteurs, y compris même la couverture en réseau téléphonique avec notamment la Sonatel et également la connexion Internet qui sont des outils importants pour la couverture du Gamou. Je crois que ces points-là également ont beaucoup attiré notre attention. Pour dire que, comme je l'ai dit, nous sortons de cette rencontre vraiment très confiants, très rassurés quant à l'organisation dans de bonnes conditions de la 26e édition du Gamou annuel de Diacksao. Je voudrais donc remercier les uns et les autres et encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, vous demander de bien vouloir transmettre nos ziyaras et nos salutations au khalife général de Tidiane Sy Babacar Sy Mansour, à Serigne Maodo Sy et à l'ensemble de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Je remercie tout le monde, sans oublier bien entendu la presse qui nous a accompagnés depuis ce matin. Merci. mu tëj waxtaan wi ñu ñaan sant mbooloo mi fi daje yépp ci ni ko kilifa gi waxee ci engagement yi ñu jël di ñaanal service yépp yal na yàlla jàppandal li ñu bëgg bañ mën ko def dañ ko defee woon yeweesu ñu defagul woon yal na yàlla jàppandal seen biir bañ mën a def yal na ko yàlla def sañ àgg ci bis ba ak jàmm ñu déglu sëriñ bi rek mu joxe kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi tëj bi ñaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملنني kaddu yi du gudd incha allahu taala ndax kaddu yi ñu jot a taataan léegi ci monsieur le préfet Hadji Mamadou Gueye ni mu ko ubbee woon ak ni mu ñu ko tëjale léegi doyoon na sëkk waaye nag sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bu wér ni ku santul nit yi doo sant yàlla mu mel ne kon cant yëpp rek bu ci mënti jib day delluwaat day andi yëpp delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala kon lu mënul ñàkk la delluwaat yëkkati kàddu gi ci ndigalu xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadinil Mansour xafidahu llahu wa ataala umrahu wa ayadahu wa nasara ak mbooleem rakkam yu baax yi topp ci gannaawam ak njaboot gi yëpp ñu mën ci tudd Cheikhul Hadji Malick Sy Maodo bu Alxaaji Abdul Aziz Dabakh ak i rakkam Serigne Babacar Sy Abdul Aziz Dabakh ñu gën ko miin ci Njool Fuuta te mu amee daara ji ak rakkam yim ko bokkal yëpp ak njaboot gi yëpp te ñun ñëpp ñu ngi ci biir incha allahu taala nuyuwaat ci turu xalifa bi monsieur le préfet Hadji Mamadou Gueye fay ko nuyoo delloowaat ko ay ziar félicité ko bu baax a baax a baax ci taxawaay bi ak taxawu bi ci mission bi nga xamante ni ci ndigalu président de la république yàlla yëkkati na ko jaare ko ci moom mu jaar fi mu war a jaar ba agsi ci yow nang ci war a taxawe nga taxawe ko ak njaboot gi nga bokk àndal liggéey bu tedd bu sell bi ñu nuyuwaat la bu baax nuyu monsieur le sous-préfet Hadji Mamadou Wade ziyaara ko moom itam bu baax a baax a baax nuyu monsieur le maire Hadji Modou Fall di ko ziyaara moom itam ak mbooleem chef de service yi nga xamante ni yàlla dogal na bi nga lancé appel bi ñoom ñëpp ñëw nañu wuy si woote bu tedd bi ci barab bu tedd bi di Diacksao bàyyiwuñ ci kenn masawu leen coono ñoom itam bu baax a baax a baax am mbégte itam ci seen teewaay ndax olof dinay wax ni benn loxo du tàccu ki soxlawul ndimbal ni ko Cheikh Abdoul Aziz Dabakh daan waxe soxlawul
wéttal kenn la ndax wéetul moo tax mooy yàlla subhanahu wa taala dinaay dégg ci sëriñ Maodo si Dabaax muy wax ni ku dul yàlla rek soxla nga ndimbal yàlla nag soxlawul ndimbal moom mu ne mbindaafoon bu ne soxla nga sa mbokk tàllal la loxoom nga tàllal ko sa loxo ngeen bokk téyante bu dëgër jàppante jàppalante kon ci cadre boobu moo ñu fi tax a daje waaye nuyu itam jël nuyoo yu tedd ak i ziar teg ko ci loxo suñu doom suñuy sëriñ waaye ma tudd ci alxaaji Malick si Maodo bu xalifa bi Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour ak rakkam yi mu ko bokkal yépp te ndax mbir mi seen mbir ñun dañ fi newandi rek ci ndigalu kilifa yi waaye mbir mi yépp ci seen loxo la nekk incha allahu taala nuyu kilifa yi fi teew ci muqaddam yi ak suñu mbokk taalibe yi bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla bés bii ñu jublu muy gàmmu Fass Jaksaaw yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ni ñu ko daan defee rek waxtu wu jublu see ni ko Papa Moulay Abdoul Aziz Diop waxe sànq lii mbaaxu préfet la nde ñun ñëpp dañu waroon dem àndandoo mobiliser wu dem wuy ji wooteem ca préfecture bu Tivaouane waaye am mbaax ak li calendrier di chargé yëpp mu mobiliser wu ànd ak kilifa yi chef de service yi ñëw fekk ñu Jaksaaw seen mbaax la ñoom waaye ñun duñ ci dara ku la defal njëkk nag ak teraanga faw war nga yëkkati baatu jërëjëf wala jërëjëfati ni ko Serigne Abdoul Aziz suñu kilifa bu baax ga daan nettalee ni Serigne Babacar si radiyallahu anhu daan na wax ni baat bu gàtt la muy baatu jërëjëf waaye ku deful dara du ko dégg kon monsieur le préfet jërëjëfati ñu ngi jëlaat tamit ay nuyoo yu tedd di ko teg ci sa loxo yu tedd yi mu jaar fi mu war a jaar ba agsi ci monsieur le gouverneur de la région jaar fa mu war a jaar ba àgg ci ministre de l'intérieur jaar fa mu war a jaar ba àgg ci premier ministre àgg ba ci njiitalu réew mi di son excellence monsieur le président de la république ak mboolem membre du gouvernement bi dinaay faral di wax ni toujours te ci lay tëje sama kàddu soo faree di faral di wër di dox léeg-léeg di nga mën a seetantal bu baax a baax a baax foo réew moo dem am na état bu fa yàlla samp état bu nekk ba fa la yàlla samp la nga mën ci jàppale sa askan yaa ngi koy def waaye yéen gàcce ngalaama ci ni ngeen bàyyee xel askan wi ak ni ngeen di saytoo seeni mbiru biir ak biti ngir jàppale leen ci ba ñu am réussite fa tabarakallahu yàlla def na événement bi mi ngi bokk ci xadara almalikiya xew-xew yi bari na waaye tamit bu ñu seetloo seetantal gi xam ni gàmmu Fass Jaksaaw xew-xew bu yàlla barkeel la incha allahu taala ndax li fiy daje ci ay mbindaafoon li fiy daje ci ay jaamu yàlla ak i bokk ak i soppe ak i wëllëre dara waralu ko nag ngir wooteel màggal ak waxtaane histoire Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor gu baax gi fi nekkoon di Cheikh Abdoul Aziz Dabakh amoon ci yéene ba waxal ko boppam daan na def itam léeg-léeg même bu ko fi gàmmu Tiwaawan fekkee dina dem ndokkale njaboot gi wéttali konte ak ñoom barkeelu ak ñoom dellu siwaat fii ci Jaksaaw la ca des mu mottale ko fi kon yéeneem ak bëgg-bëggam ak i niseram ak i mébétam mooy wéy ilaa yawmina hada yal nañu yàlla wuutu fayal ñu ko ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayal ñu mbooleem suñu kilifa yi nga xamante ni suñuy maamu leer lañu nekkoon fi démb nekk fi tey itam ndax lii lépp ci résultat seen liggéey la bokk fa tabarakallahu ñaanal bu baax xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour gudd fan ak wér ak kattan ak wérle ak mucc ñaanal ñaan googu mbooleem bokkam yu baax yi nga xamante ni bokk na ko ak ñoom seq ëttu këru diine ji buñ ci tuddee Serigne Mouhamadul Muntaka Mbàkke ca Touba ak kilifa yi ci des yëpp ñëpp duggaale nañu noonu itam lañ koy ñaanale suñuy ay autorité yàlla leen tànn teg leen fi fa tabarakallahu liñ leen di ñaanal mooy lépp loo xamante ni ay mébét la ak i misère ak i yéene ci taxawu réew mi taxawu ñi dëkke réew mi ak ñi réew mi dëkke ci seeni benke ñekke ci seeni bëgg-bëgg yëpp yàlla leen ko yàlla yombalal waaw def nag mention spéciale
ci mbooleem chef de service yi seedeel ko monsieur le préfet ak monsieur le sous-préfet ci seen taxawaay même lu dul gàmmu Jaksaaw lépp loo xamante ni bëgg teef la koo ci consulter ci ñoom ci saa si di nga yëg présence am taxawaayam ak jàppaleem la ci loola ba yàlla sottal lépp kon amel nañ leen cant ak ngërëm ak njukkal yal na leen yàlla fay préfet jërëjëfati yal na la yàlla gunge ci mission bi ba defal la ci lu gën a kawe say njort te mu ànd ak nag yéen ñëpp yàlla defal leen ay promotion def ko ci zahir def ko ci batin seedelaat la tamit taxawaayu monsieur le maire Hadji Modou Fall ci commune bi ko yàlla dénk waaye ma ni ci askan wi ndax mbaax du yem rek ci li nga xamante ni moo la entouré wala moo la concerné mbaax dëgg dafay matale moom nag mi ngi ci anam boobu ci waxtu wu ne ci saa su ne ci jamono bu ne moom itam lépp loo xamante ni bëgg teef la di sàkku teef boo fëggee buntam baa nga woo ko téléphone ci sa boo moytuwul sax balaa sa appel ak moom mu wuyu la ci li nga xamante ni moom nga doon sàkku comme ni ko papa Abdoul Aziz Thiax seede ci monsieur le préfet dafay neex lool ci njaboot dara ne la salaamaaleykum nga gàg ci bëgg ku la gàgganti gannaaw yàlla yaakaaruloo lu dul kilifa gi dox sa diggante sa borom nga ni ko kar allo mu ne la waaleykum salaam ànd ak yow jàppale la ci loolu santaat nag xarit yi ak mbokk yi wëllëre yi yëpp ñu teew ak ñu bëggoon teew te am ngant beral nuyoo spécial waa presse bi ni ko préfet waxee léegi sant leen gërëm leen massawu leen félicité leen ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla dollee jàppale te may leen ay moyens yu doy te mu ànd ak protection ànd ak wér ak wérle ak gudd fan ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kàddu yooyu lañ doon tëje rek fa tabarakallahu dama naroon sax yëkkati kàddu bi jox ko Cheikh Al Hadji Malick Maodo moom mu tëje ko fa tabarakallahu ñu ngi jégguluwaat ñëpp préfet dellu di santaat di fa cantiyam ak ngërëm ñun fa la ñuy tàmbalee waaw bëgguñu bokk mukk ci ñuy xarab baaxul man lam yashkuri naasa lam yashkurillah moom lañu ubbee sant itam monsieur le maire Hadji Demba Diop Sy amoon na yéene teew te teew na yebal na fa tabarakallahu njabootam di ay collaborateur am ñi nga xamante ni ñoo ànd ak moom nekk ci sur le terrain guddi ak bëccëg bokk ak moom liggéey bi fa tabarakallahu loolu moo doon kàddu yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa ñu bokk jàng tàllal loxo yi ñaan jàngaat fatiha ñëpp ñu bokk jàng fatiha bokk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenti yàlla tiif ñu def juróom-ñeenti yaa latiifu jaamoo ko yàlla sante ko jaamoo ko yàlla sante ko ko ñaanal réew mi ñaanalit réew mi ñaanal ñi yàlla jël réew mi teg ko seen loxo ñaanal ñi yàlla jël réew mi teg ko ci seen loxo lu ñuy ñaan lu ñuy ñaan kaaraange wattu yàlla mucc bennoo ci xol yi mission yi nga xam ne yàlla gàll na leen ko yàlla na leen ko yàlla yombalal te jàppandalal leen ko te nekk ci seen wéttal ba fu ñu bëgg ba fépp fu ngeen bëgg yóbbu réew mi ci ndalte ci wàllu économie wàllu social wàllu politique wàllu sécurité waxul sax réew mi waaye ba ci sous-région bi yëpp ak adduna yëpp yàlla na leen ci yàlla dimbali ñu bokk jàng loolu ñu bokk jàng loolu suñu paree nag suñu noppee nag ñu ngi ñaan rek ku yàkkamtiwul tey xam naa ne jour ouvrable suur nag ouvrable la waxuma la loolu de li ma wax lan la tey bésu liggéey la loolu laa dégg wax dëgg yàlla waaye am na lu ñu doon préparé te farata la surtout ci njaayeen yeeg njóobeen yi waaw ñu jëfandiku rek bu ñu paree nag préfet moo ñuy ñaanal waaw moo ñuy ñaanal préfet yaay ñaan ne na ñu daal di delluwaat ci liggéey yi yal na yàlla barke lépp salliyan ya ilahi wajziyan abadan
عنا محمدا المختار في القدام وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام يا غائس البحر للأسلاف عندي أسداف بها درة أعلى من الجلام وصليا يا إلهي أنا محمدا المختار في القدام محمد النور عبد الله شيبة هاشم وعبد مناف مقسيهم وصليا يا إلهي مودم القاي مولانا المختار في القدام mu ne mu ngi sante sunu njaboot yi indi seeni télé Daara J TV yàlla na jur ay télé yu mag a mag a mag ndax lii ngeen di def ci xadara bi xeebuwul de te it ñëpp a ngi ciy jariñu ñëpp a ngi ciy jànge ñëpp a ngi ciy gindiku ndax loo taal rek dégg loo xam ni ndekete yàgg ngaa toog waaye bis ba nga ko déggee ca ñoom ca la lay jariñe ca lay wéye ak yow te loolu yàlla ak yéen la ne kon fi ngeen ko teg na daaraa rek te bañ a jamono na daaraa te bañ a jamono